téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Moussa Diouf nekk coordonnateur du collectif des habitants de Sébikotane Sébikotane nag mbirum litige foncier fës na fa lool moo tax tey jii ñu invité ko fas yéene ko faram-fàccee ñu waxtaan si bu baax a baax xool tamit yan saafara nañ mën a indi ba li ñu mel mën a dakk nii mën a dakk sax nañuy wax ñu ànd si ak Moussa Diouf man lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. jërëjëf El Hadji Malick. alhamdulilah jërëjëf ci dalal bi ci invitation bu ñu invité ci plateau ITV. ci kontaan rek di la ci ñaanal yàlla macha allah. di bëgg kàddu yoo xam ne xëy na bëgg nañ ko wax. ci li ñu fi li nga ko wax muy litige foncier boo xam ne am na ci Sébikotane. bu demee ci kanam dinañ ci gën a xuus. macha allah. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën ngeen participer si émission bi ci kanam tuuti soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Moussa litige foncier Sébikotane yàgg na fa am ay at yi si ginnaaw sax suñu remonté su ma jóolee même atum 2005 atum 2007 mbir mi fasoon na fa loolu ba jamono ji sax. litige foncier bi muñ fa te askan bi ñu ngi si ñàqare. jërëjëf El Hadji Malick li nga wax mën nañu ne foofu la wulee ñaay mbaa ci dëkk bi sax ndax foo déggee si dëkk bi. nit ñaa ngi coow wàllu litige foncier. ci Sébikotane nag lam fa nekk moom dafa jéggi dayoo. la ca am mooy lan li nga ne 2005 ba ay 2007 maire ba fa nekkoon di Ablaye Lo. donc dafa amoon benn lotissement bu mu def mooy lotissement bu ñu koy wax maanaam autorité yëpp service décentralisé dañuy toog ci kuréel goo xam ne la ñuy defee lotissement boobu mu am PV bu ñuy def. ci kaw boobu ñu am ay kër yoo xam ne ñu ci bëri seen frais de bornage ñu fay ko lu war a mat ci ay junni wéejur ay père de famille ak ay soxna bu ñu leen joxee suuf soosee nag. ci diggante bi 2005 2007 dem ba 2008. mu am autoroute à péage war fa jaar. préfet bu nekk département de Rufisque ne képp koo xam ne amoon nga fa aw kër pour mën ko tabax mbaa def ca dara na nga nëgëndikum ba autoroute à péage bi ñu xam kër yan lay jël ak yu mu dul jël. bu loolee weesoo nit ñi war a dem. def tabax seeni kër yi ñu leen jox ndax maire bi jox na ko te kayit yi ñu leen jox préfet maire ak préfet ñoo ko signé. bu ñu demee noonu war a dem ci terrain ba nag bu ñu fa demee. fekk lépp loo xam ne borne nekkoon na fa. ñu yàq ko. maanaam espace bi terrain fu ñu lotissé woon. borne yëpp ñu din leen. mun na doxoon ci diggante ña fa amoon i tool ci la ñu wax ak maire bi ba demoon nañu ci yoon sax après ñu am ñu ci arrêté. waaye léegi bu mu weesoo itam dafa am leneen lu ci tabaat. muy lan. maanaam la diggante mairie Sébikotane. waaw loolu sax façon na woon nañ si ñëw ak maire bu. Diamniadio oui ci béréb boobu. parce que maanaam ku nekk da nga naan. fii suuf si maa ko moom suuf si maa ko moom. jërëjëf. xam nga parce que dafa jege yow. boo ñëwee boo xamee hôpital d'enfant bu nekk Diamniadio boo ñëwee bu ci rond point bi maanaam loolu lépp lañu doon xëccoo. donc mooy avant autoroute à péage fu mu jaar. donc nag loolu la ñuy xëccoo ci diggante boobu xëccoo boobu nag kii ne maa moom kii ne maamu ñu dem ci yoon. ci diggante boobu nag la ñu ne am nañu ci pataxlu. ba foofee xam ne lañ ñu joxoon ñu ne dañ koy def ay kër ñu daal di ko jaay ay industriel. industriel am na kenn koo xam ne ràññee ko nañu ko parce que dafa bind enseignant Sarebat lañ koy wax. mu avenue Blaise Diagne fii. le siège social am nekk. léegi industriel boobu am na yu mu fa jot a def wala. jërëjëf tabax nañ fa parce que daanaka tabax nañ fa ñeenti clôture. ba def fa ay hangar. def na fa ay hangar donc am na ay néeg yu mu tabax ci biir waaye mais am na espace bu bëri bu bàyyi bu mu fa baax te tabaxul lépp donc. mais industriel boobu est-ce que def na loo xamante ni askanu Sébikotane ñu si gis seen bopp. dafa ko parce que tout simplement ay oto yu yàq la fa dugal. loolu kese la fa def ay oto yu yàq la fa dugal amul benn activité bu nga xamante ni am na fa boo xam ne yéen si gis seen bopp. tous la fa dafa gudd. lii ma la wax foofu ne amul dara loo xam ne daal xëy na ca gannaaw. am na lu ñuy ne verger am na kenn koo xam ne dañ ko abal. aw tool la c'est-à-dire aw àll bu rëy la
yoo xam ne ñu def ko clôture mu fay béy kooku di gis na fa boppam bee du waa Sébikotane ñoo fa gis seen bopp. waa Sébikotane moo xam ne ñun ñii suuf soosee lan ñu joxoon pour ñu dëkk fa gisuñu ci sañu bopp. la ca nekk mooy li ñu war a def yëpp def nañ ko parce que xëy ñu rek ñëw ci rajo mbaa ñëw ci télé. tàmbale jaar ngeen si yoon yëpp. voilà parce que dañu ne comme ci dëkk lañu ay kilifa lañu. oui ba pare ay responsable lañu mais ay citoyen lañu te dëkk bi yaakaar naa am na yoon. oui dañoo dem gis maire bi Ablaye Lo moom bind ko lettre mu tontu ñu moom secrétaire municipal am ak directeur de cabinet am ñu ko waa maire dañoo am jaaxle ndax bépp bu ñu jooyee suñu suuf si ñu joxoon mooy foofu am na lu mu ciy wax tuuti rek parce que bu fa Ablaye Diouf nekkee près de bornage yi 50 000 la woon. ñu ci bëri ñoom la ñuy jox après ñu jox leen ay suuf diggante Ablaye Lo bu mu ñëwee dafa ne loolu il faut ñu yeesalaat ko mu laaj ko nekk ñaar fukki junni. nekk ñaar fukki junni. waaw. nga boo defee fukki junni ñun daanaka fanweeri junni def nañ ko ci frais de bornage. ñaar fukki junni mooy 100 000. 100 000 yoo xam ne maire bi Ablaye Lo. moom la laajte bu mu ñëwaatee. mais loolu àndoon ngeen si. ànduñu ci woon. àndoon leen si mais woon comme bëgguñu woon ñàkk te xëy nañu jot. oui ne amul problème ndax comme ci keesi maire bi lay dugg te maire bi bu fa duggee xëy na pour askan bi lañ koy defee. amul problème parce que buñ la ko laajee buñ la laajoon lu ci ëpp sax nga def ko. oui du dëgg ndax am béréb boo xam ne daa fa mën a dëkk ak sa njaboot. donc bu ñu ko defee ba pare ñu dajeeg maire bi ñun ko ñun bu ñu amee suñu titre yi ba pare bu ñu ko joxee dañu xam lu ñun parce que fee ñu bëgg a dëkk am nañu fa ne léegi nag yow mii yaay maire bi dañuy wax mbir mi nu mu demee mu ne li wér te wóor mooy ci lu mu wax de moom dégg na ne ña fa ne am nañu titre foncier xaw ma titre foncier ak bail. dégg na ñu fa nekk. waaw maire loolu wax de mu ne dégg na c'est bizarre. c'est bizarre boo xam ne mooy autorité bi. mun la te dégg nee na moom koy waroon na jox na xam ko exactement ndax ñoom. mbir mi jaar nañ ko si yoon ndax tamit ñi moom ñi jël terrain yi foofu ndax ñoom ñoo ko yelloo wala déet. jërëjëf xam nga mbir mi nee na. oui moom kayit yu ñu jox valable na. bu mu signé préfet département bi signé ko. oui valable na ba tey. nee na ci lu mu ñu wax ay service am te ñu joxe foofu bokkuñu ca. ay service am bokk waaw maanaam waa maire bi yëpp ca lam ñu wax nee na bokkuñu ci. waaye mbir mooy ñemewu ci xuus. léegi moom soit service am bokk si kon ñooñu ñan ñoo leen jox. voilà justement loolu nan leen jox ñun mënuñu ko xam. parce que peut-être amuñu. leerul ba tey mais ñu ne léegi comme mbir mi demul noonu mu ne ñu dem leen gisi préfet ngeen gisee préfet dana leeral mbir mi ñaan audience mais kii préfet léegi ñu ngi doon dem ci élection yi mu ne ñu nañ ko may ba mu weesu février la woon de 2019 lañ ko waaw mu tontu ñu lettre baa ngi lii ma lay wax lépp lettre bu ñu tontu ñii mu ngi fii lettre baa ngi nii lettre bii la ñu préfet tontu oui mais élection yi ñuy jëm préfet bu département bu Rufisque mu ngi noonu oui ak ay signature am lu ñuy wax lu ne dañu am firnde mu ne ñu nañ ko may ba mu weesu bu mu weesoo ñu relancé ko mu recevoir ñu c'était au mois de décembre 2019 oui donc bu mu ñu recevoir ñu ne ko dañu dem ci maire béréb boo xam ne dañu ko joxoon ñu ne nañ ca def ay kër coow bi bëri na lool léegi dañu bëgg a xam am na ñu fa dëkk nag xamuñu leen ko jox maire nee na joxu leen ko mais kay yu mu ñu jox baax na ba tey léegi nu mu mën a demee mais xam nga lu ñu préfet wax loolu moo ci gën a doy waar mu ne yëgu ko. mu ne moom tamit yëgu. nee na yëgul c'est bizarre te pourquoi yëgu ko lu ci doy waar mooy ñun buñ koy bind lettre di ko ñaan audience def nañ ko présentation wax ko problème yëpp ju ci ne. mais léegi préfet mu ni yëgul. maire bi tamit mu ni ñooñu ñu leen jox terrain yooyu. xamu leen mais alors léegi li problème bi fan la. voilà mbir mi ñan ñoo ko caxatee. mbir mi nag moom loolu la ca la ñu wax. nee nañu naka Diallo la tudd am na ku nekkoon impôt domaine. je crois directeur bi la. Mamour Diallo. parce que ñu ngi fii am na këyit boobu bu koy attesté bu ñu suñu benn membre bëggee def bail. waa service domaine dañ ko ne nañu toog nëgëndiku ndax nee nañu domaine national la immatriculé guñ ko. xam nga am na lu lëndëm ci biir. nit ki bëgg a wut baay ñu ne ko domaine national la. immatriculé ko ba pare ñu am ñuñ ko jox. te ñeeñee ñu ne ñuñ ko jox am nañu baay fu ñu amee baay fu dul impôt dema nee nañu am nañu titre foncier maa ngi fàttaliku si jamono yi si gannaaw aussi Mamour Diallo aussi ñu ko doon tudd si boobu les dossiers jëm ci wàllum litige foncier. boobu tudd nañ ko ci parce que nee nañu moom ci ñu fexe ba foofu ñu jaay ko ay industriel ca la loolu wax nañ ñu ko
comme nag ñun am na mais dañu ne Mamour Diallo moomee. ñàkku ci moom ak waa mairie. mais moom sataloon na dara. jam ñaajo sataloon na dara. waaw loolu la wax mais ba tey nit ñi loolu la ñu wax. waaw nee nañu moom ak nit yi waa jam ñaajo ñoo fexe ba jaay yooyu ay industriel parce que koppar gu bëri la. oui du dëgg loolu moo ca ne bu ñu ko kiiyee nag. ñu kon industriel yu ñu ko jaay industriel yu bëri la. yu bëri la parce que lim ci mën a xayma weesu est-ce que warul weesu fukk ak juróom. mais en tout cas daal ay industriel ñoo xam ne dañ fa tabax pour def fa seen usine. dégg nañu am na benn naar bu ñu wax mais kum ci mën a jàpp kum koo xam ne moom dafa def ay enseignants saare baat lañ koy wax. mais man lu ma bëgg a xam mooy fukki industriel ak juróom yooyu la est-ce que am na si ñi nga xamante ni am na luñ fa jot a def wala am na luñ fa yéene def loo xamante ni yéen askan bi fa yeewoo am na ñoo xamante ni dinañ fa liggéey te da ngeen si gis seen bopp. amaguñ ko de te defaguñ fa lu fa mën a liggéey saare baat moom ma la wax. boobu rek moo fa nekkagum. moom moo fa keneen ki mu ngi tabax ay hangar. keneen ki mu la wax ay tool la keneen ki moom da ko clôturer rek bàyyi noonu. xam nga am lu ci la ca ne mooy yàgg na. clôture waaw yàgg na parce que clôture mu ngi ay 2014 yooyu. ba léegi ci la ñu def ci élection yi. ci la ñu dem élection locale yi. élection locale yi. ca la ne léegi nag kee dañ ko abal pour muy béy kii moom ay machines yu yàqu la ca def sotti fa ay ciment sotti fa ay xeer kon donc xam nga mbir mi am na lu leeru ci biir. alors mais ñun ñemuñ foofu. oui yemoo leen foofu. ndax bu ñu gisee préfet ba mu nee ne xamu ci dara nañ ko defal situation bi defal nañ ko situation bi wax ko. mais ba tey addu ci service am abudu ci ce qui est bizarre. mais est-ce que relancé ngeen ko. waaw dem la ne. oui mieux on a fait parce que dañu bind ab plainte boo xam ne bu ñu xamee ñu ne am na benn kuréel goo xam ne. plainte bi foo leen ko jox waa Descos mu ngi nii. Sambouri Ndiaye bu nekk fële Dakar. moom la ñu bind plainte mu ngi nii. adressé ko. bu ñu ko adressé c'était au juillet mois de juillet. 2020 bii. 2020 oui. léegi nag bu mu fa demee mu toll si ñeenti weer wala juróomi weer. justement mu instruire ko xool ko bu yàgg. boole ñu ak Descos bu nekk Rufisque. ñu fa demee gis commandant bi dox nañ fa lu bëri mu boole ñëw ak adjoint bu ñu nee Diop ñu dem ci terrain man maa ànd ak adjoint commandant Diop bu Descos bu nekk Rufisque jox leen ñooñu ay convocation mu leen joxee convocation ça devait être au mois d'octobre ñu daje fa ñu convoqué ñu bu ñu ñëwee toog maanaam bi ñu convoqué woon Saare Bat ñëw na ak keneen seeni këyit commandant bi téye ko Moussa mën na ko naam. commandant bu Descos. bu Rufisque mu ne Moussa mën na ko naam mu ne ñii am nañu këyit ma ne ko commandant loolu lu mu mën a nekkee këyit ci biir këyit mu ne ñii de am nañu titre foncier ak bàyyi ma ne ko non c'est pas possible parce que ñun këyit ñu am ñi am titre ak bàyyi yooyu ñoom terrain yooyu du seen terrain. ma ne mooy suñu terrain yi mooy seen terrain maire bu ñu njëkk a jox. yi ñu maire jox daal ba lijjanti mbir mi ba lijjanti mbir mi. voilà ba am si ay këyit. justement am ci ay këyit parce que naka lañ ko amee parce que mënuma la wax nag. parce que gisuma ko commandant bi dafa wax rek mu gëm ay waxam ma xam ne autorité ko fa teg buy wax leen ni am na fu mu sukkandiku ko. parce que moom la ñu jox këyit bi. du rek mu ne ñii de am nañu këyit. comme mënta ne commandant parce que ñun plainte bu ñu def jox ko Descos mooy suñu titre de propriété mu ngi nii boo xam ne. waaw préfet xoolal kooku du signature préfet. kooku du signature maire. non mais xam nga Moussa le problème aussi moom mooy fii yàgg nañ ko nemmeeku Sénégal gis benn terrain wala tamit ay terrain yoo nga xamante ni ay nit ñu bëri ñoo koy moom. loolu tamit les jamono ji comme dem ngeen si yoon mbir mi yéen a yéeg ji wàcc dëgg ji fan la féetee am na ñoom aussi suñ fi ñëwoon tamit danaa la terrain bi ñoom ñoo ko moom. dëgg la waaw. neew ma déet ndax xëy na ay këyit leen ko jox. ñun ay këyit leen ko jox. oui mais lu mu mën a nekk këyit dafa am këyit bu magee këyit dafa naa këyit bu mag bi mooy dëgg ndax bii. ban mooy këyit bu mag bi seen bos. mooy suñu bos parce que ça date de 2005 2007. ñoom bu ñuy am. bu ñuy nee am nañu bàyyi 2015 ak 2016. am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko très rapidement ndax mu ngi insister allo allo. allo kooku def mel na dem na du ñàkk mu woote waat ma bàyyi la nga àggali sa explication. jërëjëf Moussa Diouf oui. xam nga lu ñuy wax yëpp ñun ci kayit la ñu sukkandiku parce que dañu ne ay citoyen lañu. nous sommes des responsables. gis nga kii mooy PV bu permettre ñu def lotissement bi xam nga loolu c'est tous les services. yuy demee ci loolu wàllu domanial dañ ci cadastre day teew domaine day teew
préfet day teew maire day teew. c'est sérieux kooku du ay caaxaan. kon léegi maire bi nan la mënee wax ni moom mbir mi yëgul tinul. non ba tey mënu ma ko wax. parce que xam naa am na lu mu ragal lu tax mu wax loolu. mu ni tamit mbir mi yëgul. non dafa ne am na ña fa ne moom xam na ko. parce que dem na fa lu bëri di àtte ay xeex. waaye moom joxewul ay service am joxewul mais xam nga wax boo ko déggee mais moom bu ne maire fii sama suuf la am ñi fi war a mën a tabax warul mën a tabax mu ne kenn du fi tabax pour commencer waxuma la kenn du fi tabax. am na sañ-sañam. en tant que maire. waaw en tant que maire. oui mais il a pas fait. ñun lu ñu njort am na lu muy ragal ci biir xëy na am na lu muy daw. kon da nga jàpp ni aussi lu muy am na lu muy njort wala am na lu muy ragal wala moom tamit mbir mi. leerul lu ñu ko waxee leerul daal. am na lim ñu wax. waaye am na loo xam ne leerul parce que su fekkee suuf si maa ko suuf moom sama commune la bokk xëccoon nañu ba ñu jox ma ko mu am ñu fay tabax. mais dam leen di ne arrêté mbaa dem ci descos ne leen ñii nañu arrêté. parce que lii. te ñoom loolu jotul am loolu jotul am. industriels yi aussi ñu ngi fa. ñu ngi fa di continuer di def li ñuy def léegi sax mu ngi yokk parce que ñu ngi tàmbalee defar seen hangar yi. tu vois di arrangé wu. maanaam pour mettre ko en valeur. alors léegi boobu ba tey yéen tamit collectif bi bàyyi woo leen te da ngeen gëm ni suuf si dinañ leen ko delloo. waaw loolu moom ngeen gëm lañu parce que dañu ne ci pays de droit la ñu ne. ci démocratie la ñu ne. dëkk bi am na ñuy dëngal bëri na ci. muy ci biir administration bi en tout cas mbirum suuf moom. si mbirum suuf non dañuy dëngal trop si réew mi. te ñu koy dëngal mbirum suuf si ñu koy dëngal ñu ci bëri mooy ñu cay liggéey. ñoo xam ne looy jëlee impôt domaine cadastre ba ci ñu nee préfet sous préfet ñu ci bëri foofu ci seen i service ñooy dëngal mbir yi nañ ko wax te dee looloo am. ndax mbir mi nag non naka la këyit mën a amee ci këyit loo xam ne autorité koy def xanaa bu koy dindiwaat dana toogaat ne lii ma defoon baaxul dama koy defaat on l'a pas fait te defuñu ko gisuñu ko fenn. bu ñu demee laal wax bu mu toogee ci kanamu commandant bu mu nee ni nii kayit ma ne ko non ñun kayit yu ñu la jox ay titre la. préfet moo ko signé maire signé wu ko. am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo allo. oui allo. allo bisimilah kilifa gi. waaw na ngeen def fay. alhamdulilah fa nga ñu woowee. man maa ngi fi Dakar. Dakar ah yow dañuy déglu da nga bëggoon participer si émission bi ci collectif bi laa bokk. si collectif bi nga bokk. waaw maa ngi tudd Augustin Sarr. Augustin waaw Moussa mu lay dégg. Augustin ñu ngi lay ziare. waaw Moussa maa ngi koy ziar. di ko ñuy dellu ziar macha allah coordonnateur. allo waaw di ko féliciter ci xeex bi bon ñun ñëpp ñoo ci nekk. alors lan mooy sa xalaat par rapport ak litige foncier bi. waaw li ma la wax rek y a quelque chose de louche. lu leerul si mbir mi. lu leerul ci mbir mi parce que préfet moo joxe ndogal pour ñu def lotissement bi Sébikotane. préfet moo joxe ndogal pour ñu jox ñu la kayit bi donc y a quelque chose de louche. on ne peut pas attribuer le même terrain à deux parties différentes. mais loolu yàgg na fi am de. ah waaw yàgg na fi am léegi ñun. léegi da nga bëgg ñi néew doole ñooy ñàkk kon. maanaam dañ bëgg jaar seen kaw te yéen loolu doo leen ko nangu. ah duñ ko nangu duñu nangu loolu. duñ ko nangu de dinañ xeex bi dinañ dem fi yoon dem on est responsable moo tax bëgguñu def yenn yi. ngeen bëgg daal lépp nga xamante ni voies yu possible yëpp ngeen jaar fa. Vraiment, on a épuisé toutes les voies de passage possibles pour récupérer nos terrains. Maintenant, il est temps que l'autorité se décide et prenne une décision pour mettre chacun dans ses droits. dafa jot. Voilà, en tout cas, je vous remercie Moussa Manglegurum et je te félicite encore et bonne continuation. Merci Augustin. Merci à ITV, merci à ITV. jërëjëf waaw merci beaucoup Augustin merci. waaw Augustin comme ni nga ko waxee noonu la gis nga ñun comme ni nga ko waxee ay responsable lañu. citoyen lañu. ñu bokk ci dara lu yaakaar nañu gëm nañu yu dëkk bi am na yoon même bu bëree ñuy dëngal nu mu ko waxee ci foo dem bëri na ñuy dëngal. donc moo tax dañ ko jaar ci yoon dama la ne dañu jaar ci maire. jóge fa dem ci préfet bu ñu gisee nag foofu amagul kii ñu dem descos. commandant bu fa ne. damay fàtte tur bi. bu fa nekk. macha allah mais commandant bi fa nekk. dafa la wax ni la. dama ne ñoom am nañ këyit. waaw loolu la mu wax mais dama ne dafa ci àddu. naa koy woo bu ko defee day jokkoo ak moom personnellement dana wàcc ci terrain bi ba wëlbati lëñ bët këyit bi ba xam mbir bi nu mu gën a demee. bu ko defee
lam ca war a def ci wàllu këyit pour wax ay autorité supérieure mu wax leen ko loolu wax nañ ko mais depuis ba tey mën nañu def li ñeneen def de di toog di yuuxoo génneeg taali pëno mais dañu ne loolu ci dëkku yoon waruñu ko def te am na lenn loo xam ne dañ ko war a jaar ci yoon bi ba képp ku ko war a jot muy autorité mu jot ko ñu ñaan nag autorité yi tàmbale le président de la république parce que dëkk bi daanaka foo laal loolu la doo taal télé mbaa rajo duñ la ne am na ñoo xam ne dañu jël seen i tool litige foncier am na ñoo xam ne seen kër nangu nañ ko litige foncier bëri na te ñan ñoo koy litige foncier mais moom xam na ko ay service am war nañ ko xam parce que ay ndawam yu ci bëri ñu ci njublang ñoo ci nekk ngir lan ngir poche bu xees kon donc li ñu bëgg mooy ñu delloo ñu suñu suuf te industriel yooyu parce que industriel lañu peut-être am nañu xaalis yoo xam ne xëy na mën nañu génnee 20 millions mën nañu génnee 1 million mais ñun nag mën nañu weesu ay 100 junne kay 40 junni du dëgg mais alors yéen yi nga xamante ni yéen fay yeewoo ngeen ni suuf si yéen a ko moom ñaata la concerne exactement lim bi mën na junni ay nit yoo xam ne am nañ fa junni nit laa la wax yoo xam ne am nañ fa ay parcelles te junni nit yooyu yëpp jamono ji ñàkk nañ seen terrain waaw pour le moment mais loolu bëri na de te li ma la wax ci junni boobu xam nga lu ci doy waar oui bu nekkee junni maanaam boo xaajee juróomi téeméeri borom kër yi buñ ko amee faatu nañu ce qui est déplorable faatu nañu seen veuve moo fi nekk ak xale yu ndaw parce que liggéey nañu ba yaakaaroon am nañu béréb boo xam ne war nañ fa mën a dëkk ak seen njaboot ñu ci bëri nekk ci location bàyyi fi ay jirim bàyyi fa ay soxna yoo xam ne lu yàlla xam doy na fii xam nañu Sénégal du mu demee femmes yi ay ménagères lañu seen kàttan tolluwul noonu donc ñu ngi daw lu ñu dundeek seen njaboot xëy na terrain bu fa nekkoon ñu mën a korkoral am bu fa na ne mais mënul ne ndax lan am na ay borom doole yoo xam ne xëy na am na ñu ger parce que ger la lu ñu ko mën a wax impôt et domaine cadastre ger nañ leen ca mairie ba ñàkkul mairie Sébikotane bu may wax parce que maire bi am na lu ci bëri bëggu ci xuus mairie Diamniadio ñu nga ca service su préfet yi itam ñu ngi ca ndax xam nga lu ci doy waar am na suñu benn membre bu fa demoon ci préfecture buñ ko kiyee ba ñu boole ko service yi xam nga waa ji nekk ci biir lu mu ko wax bon bu ngeen waree am da ngeen di ama bu ngeen waree ñàkk aussi ngeen waree ñàkk loolu la ko mën a waxee loolu la ko tontu mais c'est grave dans un pays yow ñu ne la kii man dama am lu may jooytu sama këyit a ngi mais keneen ki doo ko ne indi sa këyit nga xool moom naka la amee këyit kii nu mu amee këyit ba parce que am na këyit boo xam ne moom jaarul yoon du dëgg te ñaar kii yëpp dañ ko waroon saytu wuñ ko léegi ngay ne non bu ngeen waree ñàkk da ngeen di ñàkk bu ngeen ci waree waa am da ngay am kon xam nga loolu buñ la ko waxee rek nga xam ne am na lu la dem ci biir alors xëccoo bu am si diggante Sébikotane ak Diamniadio muy ñaari dëkk yi nga xamante ni mën nañu wax ni yu jegeyantoolan trop ñoo den su ma jumulee waaw si effectivement ñoo den voilà léegi denn boobu nag mu dem ba jur xëccoo ku nekk naan fii suuf si man maa ko moom fii suuf si yow yaa ko moom commune bi moo ko moom commune bi moo ko moom loolu yëpp est-ce que du wane ni faay bu am si acte de la décentralisation lépp lu jëm ci wàllum suñu décentralisation nu ñu ko waroon leeralee ba ku si nekk xam exactement sa commune fii la tàmbali fii la yem loolu tamit est-ce que jotul ñu saytuwaat ko bu baax. sëñ bi li nga wax dagement li dëgg ci wër cëngal problème territorialité maanaam ku ci nekk sa foo nga tàmbaleeg fa nga yem dafa poser problème lu mel su Sébikotane rek ak kii boo ñëwee bu ci Ndakaaru bi kenn xamul commune bi fu may tàmbale parce que des fois maire yi dañuy xëccoo barki jamono yee passé déggoon nga ko fële ci Mbaaw ak Kër Massar fan la maire Mbaaw tàmbale fan la maire Kër Massar jam boo demee loolu am na ci maanaam nekk na mbir boo xam ne je sais pas xaw ma ñu ko defar muy législateurs yi muy ñoo xam ne ñooy préfet ak sous préfet yi ñoo xam ne ñoo war a leeral mbir mi leeral luñ ko ba yenn saa yi day am xëccoo kii moom lii kii moom léegi nag ci loolu xëy na am na ñu mu arrangé ba buñ demee ba ci diggante ñenn ñi njublang yi dañ ciy pëccxoo bu ko defee lu ñu def ñu mën ko def parce que lii am Sébikotane looloo ci am parce que Sébikotane fan la tàmbaleeg fa mu la yem kan ñu ko mais Sébikotane la muy xëccu diggante moomu ko li yëpp aussi day ñëwaat si aménagement du territoire non territorialisation bi problème la c'est problème bu rëy la boo xam ne war nañu taxaw seetugaat parce que temps yi lépp ñu ngi ko ciy wax mais problème la parce que su fekkee communes yi aussi xamuñu la ñu am ak la ñu amut donc toujours day indi xëccoo toujours day indi problème yu mel nii te duñ ci jógee donc dafa nekk loo xam ne war nañu dafa taxaw seet parce que ci wàllu technologie quand même
weesu nañu foo xam ne point A bu mu mën a nekk ci géolocalisation war nga xam fu mu mën a bokk. mais gisoon nañ ko tax même période inondation bi ak Kër Massar parcelles yi fa nekk ku nekk di xëccu kii naan fii si ñun la bokk kii naan fee si yéen la bokk mu nekk lu doy waar. non mais day dellu si rek. lu doy waar parce que tout simplement mbir ñi leeraluñu ko. dañu ko war a leeral moom ñu ngi taxaw peut-être je sais pas qu'est-ce qu'il gagne là-dedans mais dafa nekk loo xam ne war nañ ko leeral ku ci nekk nga xam lii nga moom kii xam leer moom ku mu lu mu moom ñu xam nañ koy teg parce que mooy indi problème mu foncier bi. parce que aussi foofu beneen problème naka la ñuy gérer foncier bi. parce que est-ce que maire moo am sañ-sañ bi. est-ce que préfet moo am sañ-sañ est-ce que waa impôt domaine ñoo am sañ-sañ bi. ku ci nekk am na lañ la jox mais xam ñu si intervenir aussi dañu bari. waaw ni ci intervenir peut-être dafa bëri parce que ku ci nekk xëy na am na lañ la compal moo tax yenn saa yi day indi ay mbiicoo mbaalo. day tax aussi ñenn ñu jublang yi ci diggante bi la ñuy mën a jaar di def lu ñuy def. mais loolu yëpp ak jaxasoo gu mu jaxasoo est-ce que du population bi moom moo si gaañu saa su nekk population bi luy metti si moom lay des. sëñ bi El Hadj Malick dëgg ju wër ca nga wax. lu jëlee Ndengaleer. oui dem Kër Massar. ak fépp foo dem population toujours mooy ñàkk. tout simplement parce que ñoom la ñuy jël suuf si am borom doole yoo xam ne jox nañ ko ba borom doole ñi dañ leen jox këyit yoo xam ne état leen di defaral te ñoom état moo leen di jox donc te population bi mooy ñàkk parce que ñee am nañu koppar. am nañu am nañu mën-mën mais ñii xëy na peut-être seen làmmiñ la ñu yor rek. mais seen doole demul noonu toujours ñoom ñooy loru ci affaire boobu ci biir réew mi foo ko mën a dégg donc loolu aussi il est temps ñu taxaw parce que loolu yenn yi dafa am fu mu yem parce que nit ki bu demee ba sës da lay jaay bakkanam rek. te loolu musiba la ba parce que bu fi tàkkee fu mu yem dañu ne boo bu ay xesee tàkk kenn xamul fu mu yem. kon donc nag waruñu yee ay nag mooy am nit koo xam ne fu mu toll lu mu war a sutuloo njabootam nga xañ ko mais kooku lu wax deseti mu jox la bakkanam. alors mbir mi lan moo ko gën a compliqué autoroute à péage bi bokk na si wala. lu ko gën a compliqué oui. benn autoroute à péage bokk na ci c'est vrai ndax bu nu demee ba war a mettre en valeur suñu ay terrain. préfet dafa ne taxaw leen. oui 2005 2007 2008 ba autoroute à péage jaar ci. beneen bi mooy ñoo xam ne nee nañu foofu seeni tool la borne yi ñu borne woon ñu ñëw ñu toj lépp. ba dem nañu ci yoon maire Ablaye Diouf moo fa newoon ñu toj lépp jël ba mënuloo xam sa kër fu mu ne parce que borne yëpp dindoon ku nekk defoon na sa plaque ci sa bor ci sa terrain yëpp jaxasoo léegi mënutoo xam foo ne parce que benn bor nekkatu fa léegi nag ci diggante boobu la ñu pëccu daal di ko jaay ay industriel suuf su rëy la parce que la lii ma lay wax war na ëpp 7 hectares war na ëpp 7 hectares yoo xam ne daanaka boo seetee li mu ko wax fukki nit ak juróom bokk nañ ci mais ñeenti nit rek ñoo ci tàmbale xam naa ñooñu ñooy luy tubaab di ne précurseur ou bien les pionniers de tête maanaam nanu mos su fekkee neex na ñeneen ñi yegg si mais su fekkee metti na ñu dellu si ndax boo gisee non boo fa demee ba gis ko da ngay xam ne lii te ñu ne la kii borom doole nga xam ne lii yenwul maanaam waaw am naa ci kii di liggéey ci BTP ay woto yu yàq ak ciment dafa fa tabax boo xam ne am na valeur lu dul miir bu rëy. alors léegi junni nit yi nga xamante ni. ñoom ay père de famille ay ak père de famille famille waaw ay mère de famille ñoo xamante ni ay veuve lépp ñoo xamante ni ñoom ñoo moomoon terrain boobu si sa gis-gis ñoom jamono ji seen situation lan la. exactement ñi nga xamante ni ñu ngi dund ndax sànq nee nga am na si ñoo xamante ni yàlla jëlee na leen fi alors ñi nga xamante ni fi nekk. seen njaboot nekk fi si yenn situation nañu nekk jamono ji. situation bu doy waar. situation bu doy waar maanaam dool moom foofu laay dolli. rax ci dolli mbas bii ñu ne xam nga mbas bii mu ne ña doon liggéey sax ñu ci bëri ñàkk nañu seen liggéey. am na ñoo xamante ne ñu ngi si junni yooyu ngay wax. si mbir mi laal na leen. bu waaw baax si ñàkk nañu seen liggéey. waaye mais mère de famille boo xam ne borom këram dafa faatu. bàyyi ko ay tout tànk ñoo xam ne majeur guñu ñu ngi am fukki at ak ñett fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn ndax Sénégal fii sax nit day am juróom fukki at sous couvert lay doon ndax dëkk bee metti moo tax nit ñiy dem Barça mbaa Barça du dëgg mais ñooñu ca lañ doon yëngu mbaa njaboot ja ñu amoon lañ doon fortu fa ñu doon dem di fa dem ci yenn usines yi di fa liggéey mais buñ leen dàqee nu ñuy def
xanaa seen yaay di jaayantu caaf c'est-à-dire affaire bi noo ko mën a nattee c'est-à-dire paupérisation lu ñuy wax ci tubaab loolu la ñu dafa gën a ñàkk nit ñi ndóol boog loolu lañ koy wax dafa yokk nit ñi ndóol ak leneen loo xam ne aussi mu ngi lalu ci biir parce que ndóol lu nekk lay indi am na lu bëri yoo xam ne nit ñi gis nañ ko fii nit di ko def mais lu tax mu koy def biir élagement li bu solul man mënoo ànd ak sa ngor. alors si sa gis-gis Moussa suñu assiette foncière bi Sénégal ñu gis mbir mi muy Dakar muy tamit si région yi mbirum litige foncier daf si bëre trop chaque période rek nga dégg benn zone ñu ni mbir mi daal nii la fa demee gisoon nañ fi kaawu mbaanam yooyu ba am ko si ñàkk bakkanam si sa gis-gis suñu autorités yi lan nañu war a def ba tamit mbir yu mel ni ñu régler ko définitivement wala sax même fekkee ni mënuñ ko régler définitivement ñu régler def seen kéemtalaay kattan ba mbir mi wàññeeku bu baax a baax. xam nga mbir bi am na benn kilifa. oui. njiitoon la suñu réew muy Abdoulaye Wade yàlla guddal fanam dafa ne woon au Sénégal maanaam bind téyit ay texte amul solo maanaam lépp bind nañ ko. élagement xam nga lan moo fi ne volonté politique leeral maanaam redevabilité ak appliquer texte yi parce que mbir mi du problème mu texte de élagement li du problème mu texte du problème mu texte texte yi des fois c'est clair application de texte parce que ñu war a appliquer texte yi ñooñu ñooy dëngal ñooñu ñooy parce que bu ñu dëngalee ndax suivant que ñu ngi ci parti au pouvoir ñu amul problème ñu nëppal ko boo nekkee ci opposition boo ko defee salaaw yaa ngi nungi si mais pourtant nag gis nañ fi aussi gouvernement wu Macky Sall ñoom bañ fi ñëwee ba tey gisoon nañ fi aussi luñ fi taxawaloon lépp lu jëm ci wàllum saytu tamit ci wàllum foncier bi ak commission nationale bi jëm ci wàllum réforme foncière mu nekk li nga xamante ni amoon nañ yéene moo tax sànq soo nee volonté politique est-ce que tamit loolu mënoon nañ ko nangul nga xam ne ñii am nañ yéene mbir mi saytu ko wala boobu bële da nga gis ni mbir mi dafa tagga tembe. non mbir mi weesu tagga tembe loo déggee ci réforme boobu ñu waroon def. conclusion yu lañ ca def. c'est-à-dire xam nga mbir yi Sénégal loolu la dañuy toog xëy na pour këppatal nit ñi woote ndaje joo xam ne pendant ce moment urgence yeneen dañ koy fàtte. donc réeral ñenn maanaam askan bi la ñuy réeral indi benn affaire boo xam ne ci la ñuy wax affaire bi lii affaire bi la ñëpp nekk noonu fàtte loo xam ne la réalité quotidienne maanaam kon mbiru suuf si ñoom xam ko depuis mbaan depuis xawma temps les lois sur le domaine national loi yooyu yëpp woote nañu loi yi leer na suuf état moo koy joxe du dëgg su fekkee xëy na immatriculé ci boppam dañu ne moom moo koy saytu bu koy joxee aussi mooy collectivité locale yi territoriale autant pour moi dañ ci am sañ-sañ mais loolu comme ñoom jox nañ leen ko ba ñu def ñu dellu si ñoom ci boppam ñu joxe kayit joxaat ñeneen ay kayit mais kon élagement kon mbir mi fan la mbir mi nekkul ci kayit yi mbir yi mooy ca ña war a doxal yoon ñoom ñooy dëngal te ña leen war a teg ci yoon ñoom waroon joxe bon exemple justement te ñoom dëng bi ci ñoom la tàmbale Sénégal lu ci bëri autorité yii ñu jiite ñu ci bëri ca suuf yore gox-goxaate yi dañuy dëngal léegi nag su fekkee ña nekk des fois aussi ñu dégg ay maire yi nga xamante ne da leen di tudd wàllum suuf ak yooyu bëri na moom dañ koy faral dégg am na bu ci baax a baax am na maire yuy jaay suuf lu am la ci Sénégal ji naam sax du ñëpp mais am na si am na ñu jub c'est-à-dire foo dem rek très bien waroo jël nga dugal ñëpp ci benn say voilà ci li may wax muy service yu nekk ci biir état am na ñu ci jub am na ñoo xam ne dañ ciy seet seen aqulaayu taala def liggéey nu mu waree def sa liggéey nu mu waree mais ci côté bi am na ñu bëri ñoo xam ne aussi dañuy dëngal ndax dërëm jañ cay am complicité boobu nag su fekkoon njiitu réew mi ka ca def la ca warul def ñu wàcc la affaire bi dal sa kaw ñu denc la nga sàcc ñu nangu ko delloo ko ci keesu nguur gi buñ ko defee ñaari yoon élagement li duñ ko defati dama la ci boo jox benn exemple rek bu ñuy def je crois 88 89 couvre-feu bi def naa ci jamonoy Abdou Diouf la élagement li da nga doon gis tàkkusaan bu jotee kenn du taxaw ci mbedd ndax lan ndax état bi jël na matuwaay yoo xam ne lii dam koy tere te kenn du ko def kon gis nga c'est-à-dire su ko bëggee lu état bi bëgg loolu laa wax volonté politique buñ ko bëggee ils mettent les points pour que loolu bañ a mën a am
mais nag des fois xëy na pour des raisons politiques kii jege na ma kii dana ma indil militant. waaw wala kii zone bu mu nekk. wala vraiment foofu su ma fa gagné wala yooyu. c'est-à-dire mu nekk ay aspects yi nga xamante ni des fois aussi suñu njiit yi dañ koy bàyyi xel. effectivement parce que wàllu électoral mooy njiit bu ma kiiyee ñii bu ñu ma meree mën na ma indil jafe-jafe donc moo tax yenn yi ñu këppatal ko noppi ci di ko seetaan mais loolu askan bi lay rey te li wératu woon mooy yàgg dëkk yëpp am na dëkk yu tàkk. lu leen taal lu mel nii. parce que xëy na benn yoon mais lii dafa wërngal képp boo demee ba ca Casamance loolu la ñuy jooy. boo demee ba ci Kédougou problème boobu am na Matam kazalika naka noonu Ndakaaru fii moom fii la wulee ñaay. ndax ñëpp fii la ñu bëgg a dëkk. alors sànq léegi ni junñu naa la ko mooy wàllum commission nationale bi jëm ci wàllum réforme foncière ak liggéey bu am solo bu mu defoon wër Sénégal gi yëpp recueillir tamit ay information naka noonu lépp lu jëm ci wàllum suuf ngir mbir mi tegu si yoon alors boobu ba léegi kenn déggaatul lu ni mel. mu nekk lu doy waar wàllum suivi bi ak wàllum recommandation yi nga xamante ni ñoom Moustapha Souran defoon nañ ko boobu ba léegi kenn déggaatu si dara loolu yëpp day wane ni dañuy commencé waat à zéro mbir mi fa mu nekkoon lay nekk wala. waaw xam nga comme li nga ko wax rek c'est-à-dire mbir yi à la limite booy da ngeen ne ñii dañuy foye mbaa dañuy teg ay gone dañuy yëkkati am mbir c'est vrai bu baax lay doon. oui initiative bu salutaire lay doon. ñu lañ ca war a dox lépp ñu dox ko lañ ca war a wax yëpp wax la boo borom xam-xam yi ñu wax ci mais bu nu nuppee dañ koy jël dugal ci biir turaar yi seetiwaat leneen ndax xëy na am na loo xam ne xëy na bëgguñu ko def parce que lépp loo def rek am na ñu muy arrangé am na ñu dul arrangé. oui donc loolu conclusion yi su fekkoon génnee nañ ko appliqué ko bañ ci seet Masamba ak Mademba affaire bi dana arrangé parce que je sais que lu baax la kon mbirum ñàkk application bi yëpp ay calcul politique moo ko waral. si sa gis-gis su ma la déggee bu baax Moussa Diouf. absolument boo seetee Sénégal fii généralement lépp luy dox ci biir àdduna ci biir dëkk bi ay calcul politique rek mooy tax lenn bu ñuy defee bu ñu jëlee benn mesure duñ ko appliquer lu tax parce que y a des calculs politiques derrière ñu ngi approché ay élections donc am na lenn loo xam ne buñ ko defee mais du baax ci état bi du baax ci ñoo xam ne ñoo nekk fii ainsi de suite. mais su fekkoon xool nañu ngir intérêt sénégalais yëpp réew mi tegu ci yoon kon loolu dañ koy teg de côté mais lañ ci bind lépp laa la wax ne xëy na dinañ ko doxal. alors léegi suñu gestion jëm ci wàllum suuf wàllum foncier si sa gis-gis ban yoon nañ war a mën a jaar ba Sénégal génn si fànn boobu la si jafe-jafe yi nga xamante ni saa su ne dañ koy faral dégg dañ koy faral dund. la ca ne mooy benn ka ca nekk sañ-sañ ja nga am. ñu leeral ko jëlee ci maire yi mais jëlee ci askan bi parce que askan bi moo fa teg maire ndax askan yi di mën a topp maire la muy def ba xam ne bu defee lu defut ñu mën a taxaw ñee ko lii santu na la ko téye loxoom waaye aussi texte yi ñu voté loi yi ñu voté ñu ñañ fa teg ñu appliqué ko buñ ko appliqué wul ñu dindi leen fa parce que la nga wax conclu assise ni ñuy def na ci wàllu foncier bi yooyu yëpp discussion yooyu yëpp mais c'est des ay nit yoo xam ne macha allah seen xam-xam màjj na ci te la ñu wax xam nañ ko ay sénégalais leen duñu ay burkinabé duñu ay nit yu jóge feneen kon donc lu defar réew mi la ñu bëgg su fekkee mbir mi teg nañ ko foofu lañ ca war a ka nekk la nga moom ñu jox la ko mais topp la lañ ca warul def boo ko deful aussi yat bi dal sa kaw ba xam ne nga nekk exemple boo xam ne danañ la denc ñëpp xam ne li nga deful delloo mbir mi ci yoon mais kon jàmm dana ñooy. mais pourtant nag des fois am na si ñoo xamante ni dañ leen di topp si yoon ba pare yoon dal seen kaw mais teewul situation bi dafay ñëwaat ba tey. ah non mais yoon dal seen kaw waaw xam nga yoon. wala yow da nga jàpp ni yow yoon foofu suy dal seen kaw ñoon dañ fay tëdd. non mais seetal weer wala yooyu après ñu bàyyi leen. kañ nga ci gis. kenn du récupérer seen terrain wala benn kañ nga ci gis ne. ñu denc ko benn. la mu am ñu nangu ko ñaar. lañ koy denc bu ñu nee dañ koy denc juróomi weer. après ñu bàyyi ñaari weer lañ koy la fay def. ñaari weer la fay def ñu defal ko benn non-lieu régler seen i bagages après mu dem mais la mu jël. la mu jël. buñ ko newoon nangu ko dañ ko waroon nangu def ko ci keesu buur kon keneen du ko defat parce que dafa nekk loo xam ne dafa am solo buñ ko nangoo moo xam ne day dana dellu zéro. du ko def keneen ku ko kii da nga xool ne kii buñ ko defee yat bii dina ma dal. alors jëm ci wàllum litige foncier yi ca Sébikotane ba tey est-ce que mën nga ñëwaat tuuti si acte de cessation yi nga xamante ni jot na fa am. jërëjëf. ci la ca jot a am. oui
maanaam bu ñu fa ñëwee maire Ablaye Diouf comme nu mu ko waxee frais de bornage yi dafa laajoon 10,000 maire bu fi nekk Ablaye Lo laaj 20,000 et ce qui est bizarre bu mu laaj dafa jógee 50,000 dali 100,000 déedéet non da nga fay 10,000 ba pare. da ngay fay ba pare déedéet xam nga Ablaye Diouf moo fa nekkoon maire. waaw moom bu mu joxee foofu suuf si 10,000 la laajoon ñi ñëpp joxoon nañu seen 10,000. oui kii ñëw mu ne non loolu fay ñu ko woon que cela ne tienne nit ñi ne amul problème joxewaat 20,000 muy 1,000 te kayit yi mu signé ko maanaam ordre de recette boo gisee lii ma lay wax moom du ay kii du ay demal mu kii mu ngi nii xoolal. ordre de recette boo xam ne fay nañ ko seetal date bi. bi de 2015 la woon. mu ngi noonu. 2015 mu ngi noonu moo nekk nii. donc noonu la demee. mais buñ koy joxee mooy fekk na boobu am na litige. loolu moo ci doy waar. am na ñu fa tabax moo tax ñu gis ko mu ne moom kayit yi mu jox baax na ña fa nekk nag dafa dégg ne lii laa la wax dégg ne. oui am nañu ay kayit baay mais c'est bizarre fan la ñu war a mën a am gars yi baay parce que bu ñu demee cadastre dañu leen nemee suuf soosu joxe nañ ko normalement. ah oui. waaye mais li ci bizarre mooy bu nit ñi bëggee suñu membres yi ñi nga xam ne amoon nañu kayit dem bëgg a viabiliser maanaam wut baay dañ leen ne nëggandiku leen domaine national la immatriculé guñ ko xam nga mbir am na lu ci lëndëm yoo xam ne ñii am na la leen jàppale ci kaw service impôt et domaine cadastre am na ña leen di jàppale kon donc am na lu ñu doon ruumandaat ci suuf ñu xëy suba teel ñu ne def nañ ko titre foncier def naa bu ñu koy def titre foncier site bi d'habitation la def naa dafa war a am benn décret mbaa benn kayit boo xam ne da koy déclassifier et je crois le président de la République moo am sañ-sañ. pour déclassifier benn site. def naa préfet ak gouverneur amuñu sañ-sañ boobu ba pare ñoo ñu mën a am baay salaamaaleykum ñu am titre foncier mais affaire bi c'est un peu rapide quand même. gars yi daal dañ lijjanti mi daf mel ni ko lijjanti. dañ ko lijjanti non en l'espace de 2 ans ñu mën a am baay. mën a am titre foncier mais c'est bizarre. gaaw na de waaw. ba pare déggoo fenn foo xam ne déclassifié nañ site bi. oui alors Moussa léegi jamono ji la ngeen di laaj maanaam ñu delloo leen seen. la ñuy laaj oui. la ñuy laaj. oui. mooy ñu delloo ñu suñu ay terrain. léegi ñi fa jot a tabax nag ñi fa jot a tabax. waaw mais sëñ bi. waaw léegi ñoo tamit loolu leen fa seen def ak ñoom. ba tey ñu delloo leen lépp wala. déedéet lañ ñett waaye ñu dédommagé leen wala lan. yow bis bu ne nga dégg Descos day toj ay kër. oui. ay kër yoo xam ne dañ ko tabax pour dëkk la du ay site industriel de yoo xam ne dañ fay defi bagage. ay boroom kër yoo xam ne liggéey nañu juróom fukki at. ngir mën a épargner El Hadj Malick def façon ñu xëy suba teel tabax ba pare état ñëw dinañ ci ko rajax waa Descos. gis nañ ko moom am déet yàggul fii boo demee Kër Massar fii rek. oui ay côté Jaxaay géej waaye fii amoon na fa gàddaay. ay téeméeri père de famille. ñu toj ko mais fee nag du téeméeri père de famille. gisoon nañ sax tamit même fii Cité Tobago. Cité Tobago mu ngi noonu Cité Tobago. déet barki démb militaires yi ñu duma génnee foofu. fa ñu ne woon terme sud Wakam. voilà. ña leen génnee du état. bu mu ko soxlaa jëlu ko. ñee ay militaires la ñu de te seen ay moroom frère daal mu ñoo leen génnee. oui coow yi bon l'un dans l'autre kon. c'est-à-dire lu ñu ci gis mooy ñooñu ñu dégager leen foofu nu ñu tojee këri borom jaamiri ñoom ñee ñu toj leen ne leen jóge leen foofu ñu jox ko ñun ñu ko jox. loolu la ñuy ñaan le président de la République parce que xam nañu. du ministre du gouverneur mais mbir mi moom moo ko mën a régler te dañ koy ñaan di ko interpeller solennellement parce que depuis 2007 on a été des citoyens. mosuñu lakk fenn mosuñu takk fenn ñu ngi soogaa génne ci télé boobu ba tey. kon xam nga am nañu patience c'est une première. te fu ñu war a jaar yëpp jaar nañ fa. donc c'est une lu jëlee ci waaw c'est une première fii ñu ngi soog a génn télé. la jël tàmbalee ci maire ba dem ca préfet dem nañ ca Descos dem nañ ca kon donc yaakaar naa fu ñu war a mën a jaar ci wàllu yoon jaar nañ fa mais amu ci fenn foo xam ne obtenir nañu satisfaction. la ñu bëgg a daal suñu ay terrain ñu jox ñu ko ci jàmm. yéen ñu kenn jékkee nag musiba ou bien ay ñooñu ñoo ñëw tabax foo xam ne lan moom nañ fa jóge ñu jox ñu suñu ay suuf. man lay gërëm baax di la sant Moussa Diouf. jërëjëf El Hadj Malick man itam di la sant di la gërëm. di kontaan ci invitation bi nga ñu invité ci ITV di ñaan yàlla ci télé yu gën a màgg ci réew mi ak àdduna bi yàlla na ko yàlla def macha allah. amiin amiin di la gërëm baax di la sant mu nekkoon Moussa Diouf nekk coordonnateur
du collectif des habitants donc de Sébikar mu nekk benn collectif bu nga xamante ni day yëngu ci wàllum litige foncier bi fa nekk loolu yëpp moom mooy coordonnateur bi moo nekkoon suñu gan tey si émission Kenu Askan Wi mbokk tey spectateurs yi yéen tamit amul seen fay ba suba incha allah 4 waxtu.